salut sama gars yi amis sportif inconditionnel di football ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfalaat di leen dalalaat ak jàmm chaîne bi di C5 Info di la wax toujours ne bu dee gan nga ci page mën nga abonné nga activer cloche de notification bi pour bañ a rater benn vidéo ci vidéo yi ñu dugal aussi mën nga def sa réaction ci commentaire yi bul fàtte tamit le petit pouce bleu muy le bouton j'aime c'est vraiment hyper important pour nous jour J-1 donc mën na ne benn fan moo dox suñu diggante ak mondial 2022 war a am nag foofu nga mooy ca Qatar nekk nag 22e édition depuis bañ ko créé ak léegi donc comme ni ngeen ko xamee war a tàmbali nag le 20 novembre jeex aussi le 18 décembre 32 nations nag war koo jongante dans notre cher pays le Sénégal war a am aussi 64 matchs war a amee aussi ci 8 stades différents muy juróom-ñeent stades yoo xamante ne bii nag créé nañ ko foofu nga xam ne mooy ca Qatar waaye tamit beaucoup de personnes se demandent ñun ñu bëri ñu ngi laaj nag pourquoi le Qatar ndax kat coupe du monde yi bii nii mën nañ ne moo nekk coupe du monde le plus controversé de l'histoire coupe du monde bi nga xamante ne bi moo ëpp coow ëpp incohérence ci diggante nin ko organisé ak ñi nga xamante ne bi organisé nañ ko muy le Qatar tey nag ñu fas yéene leen ci defal benn jàngat bu ndaw a ndaw mais aussi indi ci ay éclaircissement indi ci ay détails ci lan moo tax Qatar organisé li nga xam ne mooy compétition bi ak fan la jógee carrément ak rôle bi nga xamante ne bi yenn ci ay nit joué nañ ko ci et pour commencer nag dañuy daal di tàmbali fa nga xamante ne bi mbir ma tàmbalee na fa muy ca commencement ba parce que tamit pour ñu mën a expliquer yenn mbir yi il va falloir ñu remonter toujours le temps ca atum 2010 bi nga xamante ne bi moom lan tànn Qatar ne ko kat yow yaa war a organiser loolu nga xamante ne bi mooy mondial bi ci fàttali nag ca at boobu nag ñetti réew ñoo présenté woon pour nag organiser loolu nga xam ne mooy mondial bi à savoir l'Angleterre bi nga xamante ne bi moo nekkoon le favori évidemment parce que tamit bokk na ci équipe yi nga xamante ne bi ñoom la seen championnat gën a baax ñun créé aussi loolu nga xam ne mooy compétition muy coupe du monde ba pare tamit gëjoon ko organiser trop mais il y avait aussi les États-Unis maanaam waa États-Unis ñoom tamit bëggoon nañoo organiser loolu nga xamante ne bi mooy coupe du monde bi économiquement ils étaient prêts te gis nañ ne am nañ benn championnat boo xamante ne bi mi ngi tàmbalee di implanté wu petit à petit yenn stars yu mag yi nga xamante ne bi ñoo nekk foofu ci Europe tamit dinañ fa dem di jeexale ji li nga xamante ne bi mooy seen carrière et en troisième position amoon na le Qatar zéro stade zéro infrastructure sportive mën nañ ne presque il n'y avait aucune chance amul woon benn chance pour que Qatar mën a foqar ñi loolu nga xam ne mooy organisation bi buñ ko jaaralee ci yoon mais ñu gis ne soudain ñooñu di waa FIFA dañoo jël nag loolu nga xam ne mooy organisation bi jox ko ñooñu di waa Qatar contre toute attente muy lu kenn xaarut woon dans le monde sportif lu ko waral nag ñenn ci ay nit nag joué nañ ci rôle bu am importance rôle boo xamante ne bi bu crucial la ka ca njëkk nag di Nicolas Sarkozy nekkoon fi président wu France ca jamono jooju moom Nicolas Sarkozy nag dafa gisee ak ko nga xamante ne bi nag mooy prince u Qatar di wuyoo ci Tamim Ben Ahmed Al Thani donc nag mu wax ko carrément que ne nag man mën naa la jàppale ñun waa France mën nañ loo jàppale pour nga organiser li nga xamante ne bi mooy coupe du monde bi pour nag organisation coupe du monde bi ñu teg ko ci sa loxo mais comme ni ko africain yu bëri xamee comme ni ko ñëpp xamee nag France du fëgg buntu boo xamante ne bi ay intérêt néew fa bien évidemment nag fixé woon na loolu nga xamante ni mooy ay conditions donc nag conditions yi mooy lan ñooñu di waa Qatar nag dañuy daal di am benn chaîne sportive boo xamante ne bi day diffuser match Ligue 1 ya foofu ca France pour nag garantir li nga xamante ne bi mooy visibilité wu football française mais aussi championnat bu France mu gën ko jox valeur la nga xamante ne bi moo nekk ñaareelu condition ba nag mooy ñooñu nga xamante ne bi ñooy waa Qatar nag dañuy daal di jënd benn club foofu nga xam ne mooy ca France mais tamit ce ne sera pas n'importe quel club mais club la boo xamante ne bi club bu bokk ci élite yi lay doon donc nag pour mën a financer football français bi mais mu gën a am aussi li nga xamante ne bi nag mooy doole ci Europe wala bokk ci àdduna wërngal këpp après bi nga xamante ne bi ñoom waa Qatar daje nañ nag waxtaan ci seen biir nag ci leen décider nag nang conditions yi nga xamante ne bi ñooñu di waa France fixé nañ leen ko donc ñu daal di nag implanter chaîne boobu di beIN Sport muy nag comme ni ngeen ko gisee ñeen ñëpp beIN Sport mi ngi diffuser match Ligue 1 yëpp ak daanaka presque mën na ne match coupe de France yi sax championnat yi xew France yëpp beIN Sport mi ngi koy diffuser mais aussi daal di jënd équipe boobu nga xamante ne bi mooy le Paris Saint-Germain gis ngeen bi ñu ko jëndee niñ ko révolutionné gis ngeen Paris Saint-Germain fi mu nekkoon bu njëkk mais aussi gis ngeen fi mu toll instant bi nii presque mën na ne bokk na ci élite Europe yi malgré que ne nag jëlagut loolu di Ligue des Champions mais ñu ngi continuer di investir ci Paris Saint-Germain pour mu jël loolu nga xam ne mooy compétition bi loolu di complot boobu nga xamante ne bi wax naa leen ko nag yenn ci ay information firndeel nañ ko comme quoi tax na sax ba ñu suspendre yenn ci ay dirigeants yoo xamante ne bi ñoo doon jiite le football français de l'époque comme ku ci mel ni Michel Platini mais aussi comme ku ci mel ni Sepp Blatter bi nga xamante ne bi moo jiite woon FIFA pour nag ay corruption ak yenn ci ay xeetu mbir mais ñu dellu si waat ci li nga xamante ne bi nag mooy complot bi ñooñu di waa France nag ginnaaw bi nga xamante ne bi ñoom fixé nañ conditions yi ba ñooñu di waa Qatar nangu conditions yi nag ba def li nga xamante ne bi moom la ñu war a def nag place aux France maintenant ñoom ñu accepter li nga xamante ne bi wala bokk ñu remplir seen part du marché donc nag kooku di Nicolas Sarkozy daal di gisee ak ko nga xam ne mooy Michel Platini
nekkoon fi nag ay jamono président bu UEFA comme ni ngeen ko xamee nag président bu UEFA votam day nekk loo xamante ni lu crucial la jëmale ci ki war a organiser loolu di coupe du monde wala boog yenn ci ay compétition yoo xamante ni bi ñoom ñoo ko diriger. donc nag waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy intérêt wu France ak aussi intérêt wu li nga xam ne mooy football français ci jamono yi ñu jëm bu leen Qatar jàppale donc nag kooku nga xam ne mooy Michel Platini daal di gis kooku di Sepp Blatter à l'époque nag moom moo ne woon président wu FIFA daal di koy convaincre nag pour nag coûte que coûte à tout prix mu jël loolu nga xam ne mooy organisation coupe du monde bi jox ko ñooñu nga xamante ni bi ñooy waa Qatar. ginnaaw bi mu fësee nag ay enquêtes yu bëree judd nañ foofu nga xam ne mooy ca Europe nag jëmale ci xibaar boobu waaye tamit mënatuñ ci woon dara parce que ñooñu di waa Qatar nag amoon nañ influence ci àdduna bi te aussi seen xaalis tamit taxoon na ba mënuñu leen a bañal dara donc nag comme jox nañ leen li nga xam ne mooy organisation bi défi bu mag a mag la ñuy jànkonteel parce que ils avaient 12 ans fukki at ak ñaar pour construire minimum juróom-ñetti stade pour construire li nga xamante ne bi mooy ay suite ay hôtel yoo xamante ne bi fa la joueurs yi di dal mais aussi fa la supporters yi ak stars yi nga xamante ne bi ñooy jóge ci àdduna wërngal këpp nag nar a dal waaye ku wax stade wax aussi ay hôtel wax ay moyens de transport comme lu ci mel ni ay métro comme lu ci mel ni ay yoon yoo xamante ne bi fa la ñuy déplacé wu de stade en stade parce que comme ni ngeen ko xamee Qatar benn réew la boo xamante ne bi ci désert la nekk Qatar benn réew la boo xamante ne bi tamit seeni infrastructure foo ko natt rek jéggi na dayoo luxe am na fa trop mais tamit sport moom daanaka mën na ne farataaluñ ko woon avant li nga xamante ne bi mooy mondial bii nga xamante ne bi organisé nañ ko donc nag xaalis moom narut a nekk problème ndax daa dina ni décaissé luy toll ci 200 milliards de dollars donc nag muy somme boo xamante ne bi c'est un somme colossale somme bu ngandee boo xamante ne bi décaissé nañ ko bon prix yi nag exactul wala boog chiffres yi exactul ñii ngi naan 158 ñii naan 160 mais en tout cas jege na 200 milliards de dollars yoo xamante ne bi décaissé nañ ko pour nag défi boobu nga xamante ne bi jël nañ ko ñu daal di koy mën a relever avant 2022 mais li nga xamante ni bi moo nar a nekk problème bi mooy nag Qatar nag amuñu benn main d'œuvre bi maanaam daal amuñu ay ouvrier yoo xamante ni bi ñoo war a nag mën a liggéey loolu nga xam ne mooy stade yi ñoo war a liggéey loolu nga xamante ni ñooy hôtel yi suite wala bokk ay chambre d'hôtel donc nag ñi daal di ubbi nag li nga xam ne mooy seen i frontière daal di recruter nag li nga xamante ni bi mooy main d'œuvre daal di recruter li nga xamante ni bi nag mooy ay ouvrier donc la plupart d'entre eux ñi ëppoon ci ñoom nag ay indien lañ jógee foofu nga xamante ni bi mooy ca Inde mais comme ni ngeen ko xamee comme ni ko ñëpp doon déggee condition de travail yi metti woon trop parce que ñooñu di waa Qatar ñoom bëggoon nañ balaa 2022 nag défi bi ñi nga xamante ni bi am nañ ko ñu relever ko mais tamit xamoon nañ bu baax a baax que ne dana jafe lool ba tax na nag ñu doon liggéeyloo nit ñi ci ay anam yoo xamante ni bi yu jéggi day wala yu doy waar la te nanguwuñ aussi presse adduna bi doon ci wax comme ni ngeen ko xamee ouvrier yu bëri daal di ci ñàkk seen bakkan la ko waral nag mooy dañ doon liggéey nuit au jour daanaka amut woon noppalu aussi tamit condition de travail yi métti woon na ndax dëkk ba tàngoon na trop comme ni leen ko waxee sànq foofu di Qatar ci désert la nekk donc looloo waral nag tàngoor wa jéggi na day wa d'ailleurs sax loolu dana leen ko confirmer parce que yenn ci ay stade yoo xamante ni bi tabax nañ ko foofu ca Qatar war caa football nag mondial bi ay stade lan yoo xamante ni dafa am air conditionné maanaam daal dañ ko climatiser scandale boobu nag juróon luy toll ci 6000 morts daanaka juróom benn junni nit yoo xamante ni bi faatu nañ ca pendant ce temps nag ñooñu di waa Qatar ñoom la nga xamante ni bi déclaré nañ ko comme ay morts yoo xamante ni bi am nañ ci travaux yi nag toll ci 37 muy nag benn chiffre boo xamante ni bi am na incohérence totale mais nag comme que waa France ñoo leen di jàppale donc personne n'en disait rien kenn du ci wax dara loolu nag tax na ba yenn ci ay star yoo xamante ni bi ay star mondial lan ñoo xamante ni bi xam nañ leen ci football ku ci mel ni kooku di Philippe Lam ku ci mel ni Eric Cantona et j'en passe décidé boycotter li nga xamante ni bi mooy mondial bi décidé bañ ci waxati décidé dénoncer li nga xamante ni bi mooy injustice ba fay am dénoncer aussi li nga xam ne mooy crime contre l'humanité parce que ñoom loolu lañ ko qualifié mais certaines villes aussi yu ci mel ni Lyon yu ci mel ni Marseille yenn villes yu ci mel ni Lille nekk foofu ca France tamit ñoom tamit àndul woon ak seen gouvernement bi li nga xamante ni bi àndoon na ko ak waa Qatar di ci subir loolu li nga xamante ne bii nag mooy travailleurs yi yenn liggéey yu métti yi ak aussi yenn conditions yu jafe ya ba tax na ñoom tamit dañu décider woon boycotter li nga xamante ne bii nag mooy coupe du monde ba décider même que ne ay écran géant nag du am foofu ca réew ma wala boog ci seen ville yi nag pour permettre yenn supporters yi ñu mën a seetaan match yooyu am foofu nga xam ne mooy ca Qatar donc ginnaaw liggéey yu métti yooyu nag ginnaaw yenn défi yooyu xamante ne bii ñooñu di waa Qatar amoon nañ ko nag malgré tout bi 2022 di jot daanaka mën nañ ne objectif yëpp atteindre nañ ko daanaka mën nañ ne défi bi donc relever nañ ko et de la meilleure des manières parce que tamit 8 stades yi nga xamante ne bii nii nag ñooñu di waa FIFA sasoon nañ leen ko au minimum pour mën a organiser loolu nga xamante ne bii mooy coupe du monde bi eggal nañ ko donc 8 stades yëpp nag egg na stades yi nag moom laa leen di bëgg a limal nii ca gën a mag nag te jiitu ca ñu war caa football loolu nga xamante ne bii mooy final ba nag mooy Lusail Stadium nekk 80 000 places nekk tamit stade bi nga xamante ne bii moo ca gën a mag numéro 2 ba nekk El Tamama Stadium nekk aussi am 40 000 places mu nekk benn stade bu rafet a rafet am strict
architecture boo xamante ni bi jéggi na day woon. numéro 3 ba nag nekk El Real Stadium am aussi 40 000 places comme ni ngeen ko xamee yenn ci stade yu gën a bëri nag 40 000 places la ñu am nekk tamit benn stade bu rafet aussi dafa climatisé. stade boobu di stade numéro 4 nag nekk tudd nag stade Khalifa International Stadium am aussi 45 000 places stade climatisé aussi am benn architecture boo xamante ne bi moom tamit rafet na trop. numéro 5 ba nag nekk Al Bayt Stadium am aussi 40 000 places. numéro 6 ba am Education Stadium 40 000 places également. numéro 7 ba am Al Raij Stadium am aussi 40 000 places. numéro 8 ba aussi et la dernière nekk Al Janoub Stadium am aussi 40 000 places. au complet nag ñuy compter 8 stades yoo xamante ne bii nii presque ñoom ñëpp dañoo am li nga xamante ne mooy climatisation mais aussi ñoom ñëpp am ay structures yu rafet yoo xamante ne bi ils sont hors normes ak même yenn ñi ay hôtel ci biir stade yi ak aussi yenn suite aussi yoo xamante ne bi ñi ngi ci biir stade yi yoo xamante ne bi il coûte très cher mais aussi architecture ba tamit foo ko natt weesu na ko. mais ginnaaw stade yooyu dong yamul foofu nag parce que ñoom tabax nañ près de 100 suite d'hôtel maanaam daal 100 suite d'hôtel yoo xamante ne bi ñooñu di joueurs yi supporters yi ak stars yi nga xamante ne bi ñooy jógee nag ci yenn ci ay réew yoo xamante ne bi yu fasantikoo la ci àdduna ba fa la nii mën a dal nag seetaan li nga xamante ne bi mooy mondial bi ak xel mu dal mais aussi tabax aussi benn yoon boo xamante ne bi métro ci lay daw jóge ci stade bu ne mën a jóge ci stade bu ne nag dem ci beneen stade ba pour nag faciliter li nga xamante ne bi mooy déplacement bi de stade en stade pour permettre yenn supporters yi nag ñu mën a dem seetaani match yi jóge ci stade bi seetaani match yi ci stade ba ci gàttal daal près de 200 millions d'euros moom 200 milliards d'euros autant pour moi nag dépensé nañ ko ci li nga xamante ne bii nag mooy mondial bi. bon à part ça nag di ngeen laaj certainement lan la Qatar di gagné ci loolu nga xamante ne bii mooy dépense yu folle yi mu def pour organiser li nga xamante ne bii ni mooy mondial bi ak aussi li nga xamante ne bii jaral na ko il a fallu que mu corrompre ñu bëree il a fallu que mu aligné wu ak ñooñu nga xamante ne bii ñooy waa France nag génne xaalis bu bëree bëri mais aussi jënd fa aussi benn club yóbbu fa li nga xamante ne bii nag mooy benn scène ci seen scène sportive yi pour nag mën a organiser loolu nga xamante ne bii nag mooy mondial bi mais à quelle fin maanaam daal fan lañ jublu ci jëm foofu nga xamante ne bii nag mooy seeni objectif de un objectif bu njëkk bi nga xamante ne bii am nañ ko mooy bu organiser foofu nga xamante ne bii mooy ca Qatar coupe du monde ba daanaka mën na ne adduna bi yëpp Qatar la ñuy daje star yu mag yëpp Qatar la ñuy daje donc dana gën a jaay li nga xamante ne bii mooy seen réew mi mais aussi mën nañ ne presque ci weer woowu nga xamante ne bii ci la ñuy organiser mondial bi amul kenn koo xamante ne bi mooy star ci àdduna ku dul consommer loo xamante ne bi jógee na Qatar donc nag on consommera tous le Qatar te aussi star yi fay dem tamit danañ fa déverser xaalis bu bëree donc nag loolu mooy objectif numéro 1 bi économie bi dana relancer wu bu baax a baax te dana permettre aussi ñoom ñu jaay li nga xamante ne mooy seen visibilité wu dëkk bi ci àdduna wërngal këpp et tamit du loolu dong moo tax ñu organiser li nga xam ne mooy mondial bi def ci ay koppar yu takko ndax ñoom kat il compte vraiment récupérer li nga xamante ne bi def nañ ko ci lépp nag bëgg nañ ko récupérer balaa mondial bay jeex te loolu nag tax na nag foofu ca Qatar nag amul dara loo xamante ne bi yomb na fa donc tout coûte cher lépp loo xamante ne bi luxe la foofu nga xam mooy ca Qatar rek wax dëgg yàlla ay prix yu cher maanaam daal ay prix yu excessif la jar te loolu nag forcément ñooñu di stars yi dañ koy consommer ndax kat buñ demee ñoom ci luxe la ñuy daal di bëgg a dëkk ci luxe la ñuy daal di bëgg a dund aussi tamit ci luxe la ñuy daal di bëgg a nekk comme benn exemple rek laa leen di jox boo xamante ne bii nii bu terre à terre la billets yi mën na ne ñoo gën a cher ci histoire football ci histoire coupe du monde billets yi ren yi ñoo ci gën a cher loolu de un la de deux yenn ci ay chambre d'hôtel yoo xamante ne bii jege nañ stade ba wala ñu nga ca biir stade ba chambre yoo xamante ne bii boo ca nekkee da ngay daal di mën a jàkkaarloo ak stade bi face à face muy loo xamante ne bii nag mi ngi doog a am ci histoire football donc ay chambre d'hôtel yu nekk ci biir stade bi donc nga mën a toog nag sa biir chambre d'hôtel di jàkkaarloog stade bi bu baax a baax di xew li fay xew lépp nga mën ko jot donc nag am na fa mais tamit day coûter lu bëree ci koppar ndax benn chambre boo ca luyee kat da lay coûter 67 000 euros maanaam daal lu jege 50 millions d'euros de francs autant pour moi donc imaginez nag ñaata star ñoo fay luyee yooyu chambre ak ci ñaata match lañ koy luyee pratiquement chaque match ñu luyee ko ak ñaata star ñoo fay daje ñaata star ñooy lekk ci li nga xamante ne bii nag mooy seeni restaurant seeni hôtel de luxe donc nag mën nañu ne balaa moo mat sax peut-être 15 jours wala 20 jours ñooñu di Qatar mën nañu dajale li nga xamante ne bii def nañ ko ci xaalis ci li nga xam ne mooy mondial bi yépp lii nag mooy li làqoon ci li nga xamante ne mooy organisation mondiale 2022 bi nga xamante ne bi bett nañu bëri le monde sportif bi ko Qatar organisé mais tamit dañuy daal di jeexalee ak li nga xamante ne bi mooy règlement yi place au règlement maintenant parce que comme ni ngeen ko xamee nag coupe du monde bi comme ni ma leen ko waxee au début nag il est différent des autres coupes du monde dafa wuute bu baax a baax ci coupe du monde yi fi jot a jaar ci anam yëpp te ba ca njëkk nag presque mën naa ne moom la ñu waroon a njëkkee sax muy règlement yi nga xamante ne bi fixé nañ ko parce que comme ni ngeen ko xamee coupe du monde dañoo faral di ko gis ñu koy organiser dans des états yoo xamante ne bi ay musulmans bari wuñ fa wala boog dans des états laïcs wala dans
ci yeneen i état mais ren ji ñu gis ne ci Qatar lañ koy organiser un état islamique boo xamante ni bii ni peut-être mën nañ ne règlement yi nga xamante ni bii ña ngi ko fay tëral yépp dafay dëppoo ak l'islam wala boog yu ci ëpp dafay dëppoo ak li nga xam ne mooy charia. tax na daal ñoom ñu tëral benn comité boo xamante ne bii benn comité d'organisation la ñuy woy nag di sàmm li nga xamante ne bii mooy règlement yooyu ñuy tëral foofu ca Qatar ku bañ a jànkonte ak benn problème nag da ngay daal di tënku ci règlement yi nga xamante ne bii ñoom nag joxe nañ ko ba ca njëkku nag mooy règlement numéro 1 bi nga xamante ne bii gën nañ ko dooleel gën ko fësal muy nag éviter tout contact avec femme daal ñu moytu bépp contact ak li nga xamante ne bii mooy jigéen ñi maanaam góor ñi ak jigéen ñi jaxasoo ba daal moom dañ koy tere muy nag câlin muy kottante muy bisu wala baiser wala boog sax nuyoo loxo góor ak jigéen moom dañ ko fay aaye catégoriquement te ku ko fa def nag mën nañ la amende wala boog benn peine prison tamit mën na la faa dal. règlement numéro 2 nag muy code vestimentaire u jigéen ñi maanaam daal jigéen ñi la nga xamante ne bi autorisé nañ leen fa ñu sol ko du n'importe quel sol nag nga fay sol pour n'importe quel habit tamit nga fa mën a sol surtout maa nag ci biir stade yi donc la nga xamante ne bi nag fixé nañ ko mooy que ne kuy jigéen nag da nga daal di sol benn pantalon bu jot wala boog benn jupe te aussi sa yére aussi war na dépasser say mbagg ba jëm si aussi ci li nga xamante ne bi mooy say genou donc nag c'est obligatoire kenn waru fa sol yenn solin yi loolu aussi j'espère leer na règlement numéro 3 nag mooy ba ca gën a bizarre ba nga xamante ne bi gën na ca jaaxal ñu bëri muy éviter de fixer les qataristes maanaam daal bu ñu fixer benn qatariste ña dëkk ca dëkk ba di leen xool fixer leen longtemps maanaam fixer leen benn diir bu yàgg loolu moom dañ ko fay tere parce que jàpp nañ ne du ci respect règle numéro 4 boo xamante ne bi tamit ñoom it fixer nañ ko bu baax a baax maanaam daal def nañ ci ab taxaw nañ ci lu yàgg nag muy vente d'alcool maanaam daal vente li nga xamante ne bi mooy sàngara njaayum sàngara foofu moom dañ ko fa daan interdire catégoriquement mais nag comme que nag ñu bëri ñooy daje foofu nga xamante ne bi mooy ca ville ba te kenn ku ci ne am nga fa sa diine donc nag permettre nan ñu jaay loolu nga xamante ne bi mooy sàngara mais nag dafa am nuñ koy jaayee attention du fu ne lañ koy jaayee du nu ne lañ koy jaayee parce que tamit heure bi nga xamante ne bi autorisé nañ ko ñu jaay ko sàngara ñetti waxtu kese la mooy juste avant match yi ak aussi après match yi mais aussi ak guddi maanaam daal bu guddi gi xaajee te aussi nag interdire nañ totalement ñu dugal sàngara ci li nga xamante ne bi mooy biir stade yi maanaam daal kenn ku ci ne boo jëndee sàngara fa nga ko jëndee daal foofu nga koy daal di naane règlement numéro 5 ba nag mooy ba nga xamante ne bi mujj na ca nag mooy nag interdire nañ képp koo xamante ne bi yaa ngay ñëw ca Qatar muy ngay commerçant muy ngay benn nag nit koo xamante ne bi da ngay jaay nga indaale fa loolu nga xamante ne bi mooy sàngara yamba wala boog luy demee ni que benn boisson alcoolisée wala boog yenn détergent yi wala boog yenn drogue yoo xamante ne bii nag mën na pénaliser nit donc nag règlement yi nag koo xamante ne bi jalgati nga ko rek mën na ne kaso mën na la cee fekk ay amende yu duuna aussi mën na la cee fekk donc loolu moo nekkoon règlement yi nga xamante ni bi en grosso modo fixé nañ ko amis sportifs et inconditionnels de football lan moo leen gën a marqué ci li nga xamante ni bii nag mooy organisation wu coupe du monde bu foofu ca Qatar réponse dans les commentaires mais comme ni ngeen ko xamee coupe du monde ren bi comme ni ma leen ko waxee rek ca début ba waxee leen ko ci digg vidéo bi coupe du monde bu particulier la mais aussi gis nañ ne yenn ci ay star mondial tamit duñ mën a fekki coupe du monde boobu ñenn ñi parce que qualifié wuñ ñenn ñi tout simplement parce que dañu blessé bu ma waxee blessure nag damay daal di fàttaliku ci sunu star international bi muy Sadio Mané moom mi nga xamante ne bi dafa am benn blessure à la péroné ba tax na nag du mën a teew ca mondial ba ñu koy souhaiter bon rétablissement yi mais yenn ci ay joueurs aussi ñu ci mel ni kooku nga xam ne mooy Zlatan Ibrahimovic ku ci mel ni Erling Haaland ku ci mel ni Mohamed Salah Marco Verratti ou encore Riyad Mahrez ñoom duñu mën a teew ca mondial ba la ko waral nag mooy seenum réew qualifié wut ci loolu nga xamante ne bi mooy mondial ba mais aussi yenn ci ay star international aussi ñi ngi dund li nga xamante ne bi nag mooy seen dernière mondial damay fàttaliku ku ci mel ni Lionel Messi ku ci mel ni Ronaldo ku ci mel ni Luka Modric ku ci mel ni aussi kooku di Sergio Busquets ñoom ña ngay dund seen dernière mondial donc nag mu nekk mondial boo xamante ne bi ñu ngi koy xaar bu baax te mondial la boo xamante ne bi aussi nar na neex bu baax am nañ ci yaakaar bu baax ñuy ñaanal nag ñooñu di waa Sénégal nag ñu remporter li nga xamante ne bi nag ñooy mondial bi indi ko fii ci réew mi ñu fete ko c'était tout pour aujourd'hui sama gars yi li leen seen C5 Info di la wax toujours ne bu dee gan nga ci page mën nga abonné nga activer cloche de notification bi pour bañ a rater benn vidéo ci vidéo yi ñu dugal aussi mën nga def sa réaction ci commentaire yi bul fàtte tamit le petit pouce bleu muy le bouton j'aime c'est vraiment hyper important pour nous merci et à très bientôt